asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi commission des finances bu Touba ca kanam mooy nuyoo di ziar di baalu àq tey baale àq ziar bi nag ñu ngi koy jële ci li ñuy wax sous commission gestion des fonds bu commission des finances mi ngeen xam ne moom mooy saytu koppari Touba ci kanam ci lépp lu fiy dugg wala mu fiy génn ñu fas yéen leen a indil nag weeru mois d'août bi li nga xam ne moo fi dugg ak li fi génn ak li fi des lépp buñ ko tàmbalee ci Touba ci mois d'août bi mi ngi def 35 385 600 Ndakaaru ci mois d'août bi mu encaissé 3 318 800 Orange Money bi nga xam ne ci la mbokk taalibe yi di jaarale seeni dugal te muy dièse 144 dièse 621 mu dugal 3 894 696 3 894 696 francs bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy banque crédit mutuel bu Sénégal banque boobu dafa nekk banque de proximité ñu ubbi fa ay compte ngir mbokk taalibe yi ñi nga xam ne daf leen di jege ñu fay dugal waaye nag ñu fàttaliku ne crédit mutuel la du banque boo xam dafa am chèque lañ fa mën a def rek mooy virement wala transfert ci yu mel noonu waaye mënoo bind chèque joxe yenn saa yi nag dañuy am ay entrepreneurs yoo xam ne ngir ñu fay leen dañ leen di fayee chèque te ñu war leen a fayee ci banque boobu yàlla di dogal nag la fa nekk ci xaalis parfois dañ koy jël transféré ko ci beneen banque transfertu mois d'août bi nga xam ne def nañ ko jële ko ci CMS dugal ko ci Touba ci kanam ndax boo xasee ba def retrait da nga koy wax boo defee it versement da nga koy wax kon versement bi nga xam ne def nañ ko jële ko ci CMS mi ngi toll ci 5 millions juróomi millions la tollool ci li nga xam ne mooy CMS. Tigo Cash bi 76 268 28 28 moom mi ngi versé ci mois d'août bi 203 488 francs 203 488 francs bu ñu ñëwee ci Mbacké soxna Aji Dior mi ngi versé 1 209 000 1 209 000 la soxna Aji Dior versé boo xamee ne dem nañ Tiib soxna Khady Dieng mi ngi versé 50 000 francs bu ñu demee Bambey ci sëñ Abdou Fall mi ngi versé 130 000 francs Bambey bu ñu ñëwee Njaareem ci soxna Daba Mbacké sëriñ El Hadj Fallilou Lay ak soxna Ndey Ndiaye ñoom ñi ngi versé 350 000 francs bu fekkee ne ñëw nañ Kébémer ci sëriñ Góora Silla mi ngi versé 560 000 francs su ñu ñëwee Ndar ci sëriñ Rijal Seck ak soxna Rama Fall ñi ngi versé 411 000 francs suñ demee Kaolack ci sëñ Moustapha Touré mi ngi versé 530 000 francs sëñ Moustapha Touré bu Kaolack 530 000 la versé ak waa Kaolack. Kédougou sëriñ Modou Lo mi ngi versé 297 200 bu ñu demee Mbour ci sëriñ Mor Souran mi ngi versé 618 000 Mbour bu fekkee ne dem nañ Ross Béthio ci Aliou Ñing mi ngi versé 200 000 francs bu ñu demee Louga ci sëriñ Moustapha Mboub mi ngi versé 923 000 su fekkee ne dem nañ Porokhane ci Maam Jaara Mbacké mi ngi versé 50 000 francs suñ demee Touba Belel ci soxna Soda Diop mi ngi versé 50 000 francs suñ demee Thiès ci Mbay Sall bu Thiès mi ngi versé 650 000 francs suñ demee Casamance ci sëriñ Modou Khary Gueye mi ngi versé 225 000 su fekkee ne dem nañ Goudiri ci sëñ Damba mi ngi versé 350 000 francs su ñu demee Fass Boy ci Pape Fall mi ngi versé 300 000 francs suñ ñëwee ci li nga xam ne réalisation dafa amoon xaalis boo xam ne dañ leen ko joxoon ci ay matériels yoo xam ne dañ ko waroon a jënd mu jëm ci liggéeyu chantier ñuy liggéey xaalis bi nag bi nga xamee ne dem nañ ba xaalis bi des dañ koy delloosiwaat ci banque yi bi ñu ko delloosiwaatee ci banque yi mois d'août bi mi ngi toll ci 265 000
ndax xaalis bi dafa génnoon ci mois ba nga xam ne mois précédent la woon mu newoon ci ay frais que dépense ak lu ne léegi nag li ci des ci nga xam ne mooy excédent moom dañ koy jëlaat dugalaat ko ci compte yi moo tax dañ koy dugal ci versement mu toll ci 265 000 muy waa commission réalisation ci njiital maam Thierno Ndiaye. su fekkee ne ñëw nañ ci ñi nga xam ne dañoo dem ci banque yi di verser rek te versement yi di li ñuy wax anonyme nga xam ne ñoom wala dañoo ñëw ci fi nga xam ne mooy Touba ci kanam wala ñu taseeg mbokku taalibe jox ko rek ne ko barkeelu loolu buñ ko seetee ba dajale ko nga xam ne amul wenn tur wu ca nekk mi ngi toll ci 1,584,361 francs mar baamtu ko anonyme ñi nga xam ne amuñu wenn tur nangu ñoo joxe seen tur dañuy def rek nga bindal taalibe wala ñu jaar ci banque yi versé ko te joxewuñ seen tur wala ñu dem ci Orange Money bi dugal ko te joxewuñ seen tur wala lu mën a doon baa ñu ñëw ci bureau bi loolu liñ ci am ci mois d'août bi mi ngi toll ci 1,584,361 francs. bu ñu demee Ngaay ci soxna Maguette Jiite mi ngi versé 80 000 francs. bu ñu ñëwee Jifeer ci sëñ Ousmane Ndiaye mi ngi versé 540 000 francs. bu ñu demee Kolda ci Serigne Moussa Sène mi ngi versé 100 000 francs. bu ñu demee Caajaay ci Serigne Fallou Mbacké mi ngi versé 50 000 francs. bu ñu demee Kujaan ci Serigne Ibra Niang mi ngi versé 57 000 francs. suñ demee Unaare ci Serigne Mbacké Lo mi ngi versé 110 000 francs. suñ demee Bukki Jaawe ci Serigne Taalakan mi ngi versé 70 000 francs. Bukki Jaawe ci Serigne Taalakan 70 000 francs la. suñ demee Fuuta ci Mamadou Fadil Dia mi ngi versé 101 000 francs. bu ñu demee ci ab jaayante boo xam ne mi ngi jóge ci soxna Xadi Bàccili mi ngi doon 100 000 francs. soxna Xadi Bàccili jaayante bu mu def 100 000 francs la. Bustaan Jaw ci soxna Naar Jaw mi ngi versé 40 000 francs. Bopp Silla Cheikh Ahmadou Bamba Silla mi ngi versé 700 000 francs. bu ñu ñëwee Vélingara ci Serigne Mbacke Gueye mi ngi versé 120 000 francs. kon li nga xam ne mooy biir Sénégal gii bi ñu dajalee li nga xam ne moo fi jot a dugg ci mois d'août bi mi ngi toll ci 58,623,145 francs. léegi nag bu ñu ñëwee ci yeneen versement yi ci des nga xam ne moo jëm ci liggéeyu jumaay jii di université wu Touba bi bu ñu ñëwee ci versement université wu Touba bi nga xam ne mbokk yi dañuy dem rek di ko verser wala def leneen ci seeni barkeelu 52 000 francs moo ci dugg. bu leen jógee fii nag nga xam ne jóge nañ Sénégal léegi ñu fas yéenee dem Europe dañuy gis ne Espagne sëñ Malick Dieng versé na 984 786 francs. France sëñ Mourid Ndaw versé na 1,254,495 francs. suñ demee Italie coordination ba nga xam ne moo fa nekk jiite Italie versé nañ 4,38,208 francs. 4,38,208 francs la Italie versé. suñ demee Allemagne sëñ Abdou Salam Faye ak waa daayira Bayern bi yëpp ñoom versé nañ 619,223 francs. totalu Europe li nga xam ne moom moo fa génn ci versement mi ngi toll ci 6,896,712 francs. 6,896,712 francs. bu ñu demee nga xam ne zone Amérique nga xam ne mooy États-Unis Canada ak Amérique latine ñoom ñu ñëw ci Argentine bi dañuy fekk ne ñoom versé nañ ci turu sëñ Papa Soda Sey 176,700 francs. Argentine sëñ Papa Soda Sey versé na 176,700 francs. bu ñu ñëwee ci États-Unis Serigne Souhaïbou Seck versé na 2,171,000 francs. totalu Amérique ci ñi nga xam ne ñoo jot a versé ci mois d'août bi mi ngi toll ci 2,347,700 francs. ñu ñëw ci zone Afrique ñu tàmbalee ko ca Libye Mamadou Bakhoum versé na 160,000 francs.
Guinée-Bissau Serigne Modou Atta Seck versé na 676 000 francs 500 676 500 francs moom la versé. Côte d'Ivoire Sëñ Mor Fassa versé na 1 175 000 francs. Guinée équatoriale Sëñ Mor Lo versé na 600 000 francs. Mali Alioune Waaj versé na 776 350 francs. bu ñu ñëwee ci Mauritanie Sëñ Ibrahima Sarr versé na 1 055 000 francs. suñu boolee li nga xam ne moom la Afrique gépp versé mi ngi toll ci 4 442 850 francs. kon Afrique seen total mi ngi toll ci 4 442 850 francs. su fekkee ne dañu seet li nga xam ne moom la versé yépp mi ngi toll ci 72 362 407 francs 407 francs 72 362 407 francs mooy versement ci mois d'août. ñu ñëw nag ci li nga xam ne mooy moo génn ci weer yi ñu nekk muy mois d'août. bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy chantier Boberel ñun ñëpp xam nañ ne Boberel dañ fa am poste de santé boo xam ne ña ngi koy tabax fi ñu toll sax léegi mu sori incha allahu rabbi ci mois d'août bi ñu ngi ci génne 4 703 000 francs. bu fekkee ne jóge nañ ci Boberel ñu dem ci chantier bi nga xam ne mooy chantier wu Kër Gol moom it ab poste de santé bu ñu fay tabax ñu nga fa décaissé maanaam la nga fa def dépensé ko fi mi ngi toll ci 9 506 200 francs. bu fekkee ne dañoo dem ci université bi nga xam ne moom la ñu Serigne Mountakha di liggéeyloo te mu nekk ci biir université bi te ñu am fa benn chantier te muy benn R+3 maanaam benn ñetti étage ak rez-de-chaussée ñu koy tabax foofa ñi nga fa def ci mois d'août bi 1 19 700 francs loolu lañ fa def. su fekkee ne dañu ñëw ci poste de santé bi nga xam ne moo nekk ci Daaru Xadim ci mois d'août bi ñi ngi fa versé 5 467 721 francs. waa commission communication nga xam ne dañuy def ay frais ngir lépp loo xam ne day jàllale liggéey bi ci média bu mu mën a doon mois d'août bi ñi ngi dépensé 195 000 francs. suñu ñëwee ci lamp yi nga xam ne moom la ñu def ci màggal gi ñu dellu si ci taxaw ci tuuti. dañu ci màggal gi waa commission bi nga xam ne ñoom ñu yore liggéeyu màggal gi dañoo daje woon ak ñun ak préfet ak waa Touba ca kanam ak waa Sénélec ak ñëpp ñoo xam ne dañoo nekk ci secteur boobu ñu ko doon wooye réunion sectorielle. ñu joxoon ñi ci ab liggéey boo xam ne dañu bëggoon ñu defar dolli lampi dëkk bi. ci kaw loolu nag ñu dépensé ci 75 millions yooyu nga xam ne dépensé nañ ko ci lamp yi nii la demee 49 980 000 yi dafay lamp yoo xam ne moom la ñuy wooyee lampe éclairage public nga xam ne mooy lamp yi nekk ci mbedd mi ñu jënd ci lu war a tolloog 1960 lampes ñu jënd leen Chine. yeneen yi ci des nekk une valeur de 25 200 000 loolu it muy ay lampes yoo xam ne dañ ko jënd ngir mbokk yi ku ci bëgg a jaayante nga jaayante ko def ko ci sa buntu kër ngir leeral mbeddi Tuubaa yi ndax xëy na fépp lampe amu fa waaye dañ doon ñaan taalibe bu ne sa buntu kër nga def fa benn lampe boo xam ne day leeral. lampe yooyu it ay lampe la yoo xam ne ay lampe yi 30 watts la ay 4000 lumens la ay lampe la yoo xam ne it ay IP lañ lampe yu leer lañ comme lampe mbedd yi moom it mi ngi ci Touba ca kanam képp koo xam ne soxla nga ko rek boo dikkee boo yoree ñaari junni dinañ la ci jox benn nga dem monter ko ci sa buntu kër. bu ñu jógee ci li nga xam ne mooy lampi màggal gi dañuy daal di ñëw ci li nga xam ne mooy Lansar poste de santé wu Lansar bi nga xam ne moom noppi woon nañ ko waaye nag mu amoon ay liggéey yu sew sewaan yu ci delloo ko waatoon ci mois d'août bi toll ci 1 610 000 francs loolu la ñu dépensé ci mois d'août bi ci Lansar. beneen bi nga xam ne ci la ñuy ñëw mooy commission bi ñuy wooyee environnement mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo yore garab yeeg li ñuy def ci garab yi ak yooyu yëpp foofu ci mois d'août bi
ñi ngi ci versé ñi ngi ci dépensé 3 278 000 francs. ba tey ñu dellu siwaat ci li nga xam ne moom la ñu dikkaat ci màggal gi mooy li ma doon wax rek léegi ne dafa amoon ay réunion sectorielles yu amoon benn bi ci électricité bi la woon waaye benn bi mi ngi jëmoon ci ndoxum Touba ndax ñun ñëpp xamoon nañ ne ay jamono forage yu bari dañu amoon problème yooyu ñu amoon nag bi ñu waxtaanee ak OFOR waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom lañ bokkaloon ci réunion bi ñu waxoon ne dafa am ñaari forage yoo xam ne il fallait ñu changer seeni pompe benn bi Bagdad la woon benn bi ci des nekk fi nga xam ne moom la ñuy wax Rahmatul Ahad nekk ci biir université bi ñu war a jënd pompe yi ngir remplacer ko li nga xam ne mooy pompe yi yàqu ngir dëkk bi am ndox ci màggal gi ñaari pompe yooyu mi ngi ñu coûté 15 020 000 francs ñaari pompe yooyu loolu la ñu coûté bu ñu ñëwee ci li nga xam ne nag mooy mbokk taalibe yi nga xam ne dañoo nekk fii ci Touba ci kanam di fi liggéeyee te nekk fi ak yeneen dépenses yi nga xam ne moo fi am charge fixe yeeg yooyu mi ngi toll ci 2 432 500 2 432 500 mooy salaire yi mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba ci kanam ak lépp loo xam dañ koy fay muy électricité ak yeneen yi muy àndal yépp loolu mi ngi toll ci 2 432 500 bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy camion bi ñuy wooyee camion wu let ndax xam ngeen ne dañu jëndoon benn camion boo xam ne moom la ñuy wax billboard truck moom lu muy def dafa yor ay écran yoo xam ne ci la ñuy jaarale suñu communication di wër dëkk bi ak yeneen i dëkk mu am nag ay frais yu sew sewaan yoo xam ne dañ ko cee defoon mu toll ci 1 068 000 francs li nga xam ne mooy keesu Touba ci kanam bi nga xam ne moo fi nekk te mu jëmoon ci liggéey yi ak yeneen liggéey yi nga xam ne moo fi amoon jëm ci jàkka yi Serigne Saliou ji nga xam ne dafa inondé woon ba fees te nekk ca fa ñuy wooyee ndaamaatu ñu waroon faa def ay camion suuf ak yeneen yi nga xam ne yépp dañ koy def muy transport ñi nga xam ne dañuy ñëw parfois bu ñu dikkee indi ay facture ak yeneen te yàlla dogal ay reçu yi nga xam ne moom lañ jaay te bu ñuy dikk dañuy soxla paas bu leen delloo ñu def fi benn kees ngir yooyu loolu ci mois d'août bi mi ngi toll ci 2 102 759 francs 2 102 759 francs ci la loolu toll léegi loolu bu ñu noppee waxoon naa leen ca biir encaissement ya ne leen CMS muy crédit mutuel dañ faa jëloon 5 millions dugal ko ci beneen banque bu ñuy wooyee Atlantique ngir mën a fay ay entrepreneur ndax waxoon naa leen ne leen CMS dafa amul chèque te entrepreneur yi ñu ci bari ay chèque lañ leen di fayee te it comme CMS dafa nekk banque de proximité ma leeralaat ko ndax mën nañu wax kon ginnaaw loolu am na lu tax ñu fay ubbi compte mais CMS dafa nekk banque de proximité te banque de proximité boobu mu nekk dafa jege nit ñi de telle sorte que dañ fay dem di fa defi versement loolu moo tax ñu ubbi fa compte ngir ñu fay defi versement mais bu ñu tollee ci fay nag dañuy def virement jëlee ko CMS mu yóbbul ñu ko ci banque weeru ut bii nag lim ñu verseel ci UBA da ngeen baal ma ndax Atlantique laa wax ci UBA mi ngi nekk 5 millions de francs décaissement boobu it moo génnaat fii kon pour compenser la da ngay jële fii dugal fee leen lu ne dañ ko war a wax moo tax ñu indi 5 millions yooyu. ñu defal leen li ngeen xam ne mooy ab tënk ci mois d'août bi tënk bi mooy mois d'août ñi ngi encaissé 72 362 407 francs ñi ngi décaissé ci mois d'août bi 126 582 880 francs ci mois bi nga xam ne moom mooy mois d'août li nga xam ne moo war a des ci kees gi te muy négatif nga xam ne bu ñu seetee li ñu décaissé moo ëpp li ñu encaissé différence bi day daal di nekk 54 220 473 fekk si na nag li nga xam ne moom moo ne woon ci mois de juillet ci banque bi ndax boobu ci banque bi ci mois de juillet bi muy jeex ci mois de juillet ñu ngi fa bàyyi woon 523 461 389 francs loolu lañ fa bàyyi woon léegi nag mois d'août bi mu dikkee nekk loo xam ne dafa wàññeeku ndax dafa négatif li fiy des kon ci mois d'août day toll ci 469 241 666 francs moo leeralaat li nga xam ne moo fi nekk ci banque yi
469 millions 241 666 francs mooy li nga xam ne moo des ci banque yi ci mois d'août. mbokk yi Touba ci kanam ci commission des finances ñi ngi ciy jaare di sant mbokk yépp góor ak jigéen mag ak ndaw sunu kilifa yi sunu sang si bàyyiwuñu kenn diaspora ak waa national ñoo ngi leen di sant leen gërëm bu dul woon ak yéen Touba ci kanam du man li mu man kon ñoo ngi leen di ñaax di leen woowaat yéen ngeen dellu si ci liggéey bi gën cee jàpp ndax bu ngeen ci jàppee fi ñu bëgg a yóbbu liggéey bi Sëñ Touba bi nañ ko fa yóbbu asalaamaaleykum wa rahmatullah